ñu kayit c'est-à-dire nekkuñu formaliser wuñu leen donc loolu rek la ñu formaliser donc ci loolu nag boo jëlee li ci bari nasaraan yi étranger yi gan yi ñoo ko moom donc ñu gis ne am na jafe-jafe yu bari te suñu buggee saafara suñu jafe-jafe yi ci am anam yooyu il faut que ñu gën a organiser waat ñu gën a gisaat yeneen pexe te beneen pexe bi mooy pexe boobu mooy association maanaam booloo pour taxawal ay kër liggéeykaay mais loolu dafa laaj ñu définir déjà suñu nee lan mooy kër liggéeykaay benn bi mooy toujours bala nga samp liggéeykaay da nga war a xàmmee lan mooy jafe-jafe askan bi souvent da ngay toog rek gis benn affaire ci nit di ko def wala gis ko télévision wala gis ko ci internet nga ne di nga ko def donc da ngay d'abord vérifier ni yow bala ngaa def est-ce que soxla nit yi maanaam soxla boo xam ne mënuñu ko faj wala am nañu jafe-jafe jafe ko saafara ko est-ce que jafe-jafe yooyu yow soxla yooyu est-ce que am nga ci pexe boobu mooy li ñu xam ne moom mooy idée moom mooy xalaat bi mais souvent da ngay dégg ay nit ñu ne damay def bugg a def ni parce que daf ma neex déedéet kenn du defar benn affaire c'est liggéey bi war na neex mais li nga xam ne moo gën a am solo mooy na doon loo xam ne dina amal njariñ ñi nga xam ne mooy askan bi parce que askan bi moo nar a jënd service bi wala produit bi donc déjà muy loolu benn bi xalaat bi mooy idée ñaareel bi mooy plan naka nga ko war a defee mooy li loolu souvent loolu la ñuy wax projet su fekkee sax mënoo ko bindi da nga war a fexe boo mu leer sa bopp nga xam ne mun nga ko firi mun nga ko leeral koo xam ne mun nga bëgg mu ànd ak yow wala mu liggéey ak yow donc mooy plan bi ñetteel bi mooy ay moyens c'est-à-dire fooy def sa idée benn place nga koy def est-ce que terrain boobu yaa ko moom wala da nga koy louer wala kër gi yaa ko moom wala da nga koy louer voilà machines yi produits yi nga xam ne moom ngay jëfandikoo et cetera loolu yëpp dafa laaj xaalis parce que boo amee xaalis mun nañu wax ne mun nga am leneen liggéeykat sax mun nga ko am parce que mun nga ko fay salaire donc xaalis bi nga soxla léeg-léeg ñi nga xam ne moo da nga yow yaa am idée bi doo am xaalis bu doy non da ngay dégg ay nit nag ñu ne la non da ngay dem ndànk par ndànk 2000 francs 3000 francs pour yéeg loolu légende la xaw woon nu ñu koy waxee ci wolof loolu amul fenn kenn du mun a démarrer 2000 francs boo am ay milliards c'est-à-dire soo bëggee am xaalis da ngay investir xaalis te xaalis boobu en général doo ko mën a am donc loolu mooy indi souvent nga mun a dem jël Mambay voilà nga ne ko Mambay man dama bëgg a liggéey yow xam naa ne yow journaliste nga amoo jot pour def liggéey bi mais dama bëgg ñu bokk yow nga jox ma xaalis yokk sama doole bi comme ça ñu ma mën a def li ma war a def mooy li nga xam ne moom mooy association comme ça ñu créer ñu bokk ci benn activité bi ku nekk xam lu mu war a def muy loolu benn bi ñaareel bi mooy su fekkee sax yow mi nga xam ne yow yaa bëgg a def sa idée am nga xaalis bu doy wóorul parce que xam nga bépp idée booy def am na risque mu bañ a dox bu daan na su booba su fekkee sa 100 000 francs nga ci dugal mënatoo def leneen alors que boo jëlee keneen nga ne ko man sama 50 000 francs mën naa ko dugal ma jël beneen 50 000 fi ma denc ko suba si activité bi bu doxul mën nga dem jéemwaat tantewaat beneen donc loolu am na solo pour ñu xam loolu pour looloo tax nit yi di créer ay société mais kenn du créer société pour parce que ma danga ma neex rek ma jël sama société ay action wala ay part di la ko jox am na ay façon yu bari nag pour ngeen mun a booloo ci benn société mun na nekk GIE groupement d'intérêt économique ñu bari xam nañu ko mais dafa garaaw parce que ñu bari dañoo yaakaar ne amul danger mais am na danger ñun par exemple bu ñu créer GIE bu GIE bi am problème su fekkee sax bii na tam moo yoree GIE di liggéey ak moom ñun ñëpp suñu yoon nekku ci ki nga xam ne moom la yoreel bor dina xool kan moo am moyen si ñun mu ñëw dal ci kawam donc dafa am quelquefois c'est pas très 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 prudent mu am société comme société à responsabilité limitée mu am société anonyme ak yeneen façon société yoo xam ne am na loolu mooy li nga xam ne moom mooy association am na solo képp koo xam ne bi da nga ko bëgg a def su fekkee li may wax ni dafa gaaw mun nga dem ci avocat mun nga dem ci ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci droit wala nga dem ci notaire yi ñu jox la ay renseignements wala nga dem APIX wala chambre de commerce yi nañ la jox orientation bala nga dem nga xam lu tax ngay créer telle société pour ngeen bokk ko muy loolu mais naka la ñu ko lu tax dafa am problème nag ci réew mi c'est-à-dire que man am naa ci expérience presque créé naa lu ëpp 50 entreprises ci Sénégal bi mais li ci nag le plus souvent c'est que sénégalais xamul échec c'est-à-dire que il faut que ñun ñëpp ñu xam loolu c'est-à-dire soo dugalee sa xaalis ci benn idée su été bi daanu da ngay ñàkk te ñun en général kii nga xam ne moom moo dem fekk si la pour dugal la ci bu daanu en général dañuy wax kooku la ñu tuumal
alors que même boo demee ci yoon doon dina wax ne à partir du moment associé nga xaalis bi nga ci dugal ñàkk nga ko te loolu mais il faut que ñi koy def tam ñu xam ne li ñu ko mën a def mooy toujours bala nga dugal nit ci sa société da nga koy jox information yu leer mu xam ne am na risque yooyu lii la mu xam ko nga soog a def contrat wala ngeen bala ngeen dem ci notaire pour créer seen société wala ngeen dem APIX pour créer seen GIE mu nekk loo xam ne am na solo mais dans tous les cas am na benn exemple foofu laay jeexale boo xam ne tey askan bi mun na ko def xam nga souvent dañuy wax ci affaire suuf béykat yi dañ ne nit yi dañ ñëw fii jël suñu suuf béykat yi li ñu mën a def tey mooy fu ñu nekk seen gox yi nañu booloo créer ay société boobu am projet boobu ñu dem ci nguur gi ne ko suñu suuf yi la ñu bëgg a def projet ñu jox leen ay bail délibération d'abord après bu ñu commencé di ci liggéey ñu def loon bail après ñu jox leen titre foncier comme ça ñu moom leen seen titre foncier comme ça keneen suba paasan bu ñëwee ne damay liggéey fii ñu ne waa ñun am nañu suuf am nañu kaay ñu booloo yow nga indi sa xaalis ñun ñu indi suñu suuf loolu mun na nekk mais loolu su fekkee amul organisation dara du mun a sotti. C'est très important alors où on parle justement de l'employabilité et de la création, la légalisation de certains secteurs informels. Dafay baax professeur Danfakha nga orienté waat ndaw ñi ñu gën a mën a xam fan la ñu mën a dem. lan la ñu war a mën a def ndax xel du doy te léeg-léeg nit dina sabab dara te du xam naka la ciy taxawee. Il faut que ñu tàmbalee ko nangu échec. nangu ni nit mën fa perte boobu duut ne rek yow da nga mënul wala da nga aayut xale sax Papa Sane buy jug ji dox bu njëkk day daanuwaat commencé di jàpp sa chaise ba bés rek mu jug taxaw dox souvent sax dañuy exiger xale yi bu ñu defee benn expérience ba mu yàqu dañ leen wax la bind leen li ngeen def ba mu yàqu waaw ngeen bind lépp mais mun nañu bañ a xam sax lu tax ñu échoué mais ñu ne leen lépp li ngeen def bind leen ko loolu mooy ngeen def l'histoire de votre projet comme ça ñu gis ne keneen bu ko liiree dina xam ne lii waruma ko def justement et puis Mambay am na benn jeune boo xamante ni exemple la mooy ki ma doon nuyu fii keroog moom moo di El Hadj Mboup moom dafa ne bi mu nekkee États-Unis entreprise bi mu am tey moom la ñuy waa école am defoon mémoire ñëpp a ci jàng ñëpp a ci liggéey ñëpp a mettre dans la peau du créateur de la structure et aujourd'hui mu jël thèse u ñoon ñëpp daa di jël avantage ya ca am ñëpp daa di taxawal entreprise am te xëy na loolu on en a besoin aujourd'hui dans notre cursus scolaire il faut que mémoire yi ñuy bañ di jël ay exemple naan la defal li ca nasaraan sa dañuy fexe di créer des entrepreneurs parce que tout un chacun entrepreneuriat du wut sax nag filière ndaxte mën nga nekk journaliste nekk entrepreneur mën nga nekk docteur nekk entrepreneur du dëgg kon nag mbir mi accompagnement boobu noonu da ngay fexe ba tel ko inculquer ñi nga xamante ni ñoo di ndawum askan wi bu ko defee on va créer des futurs millionnaires et milliardaires et puis le Sénégal va se libérer voilà et je sais que boy ils sont vraiment bien les jeunes du Sénégal sont bien maintenant il faut les accompagner leur donner des conseils je crois que c'est un programme bi ñu war a def nii avec les pôles départementaux nañ ci góorgóorlu pour que jeunes yi vraiment ñu dem voilà ñu oser l'entrepreneuriat quoi non c'est possible bari na fi dañuy gis ay jeunes yi nga xam ne peut-être encadrement boobu moo siy manqué waaw dañuy gis ñu nekk ci benn affaire di si yëngu mu dem ba nekk lu am doole ba ñuy employé ay nit di leen fay mais dañ koy def noonu di demale seen xelu bopp alors que doon na gën a aw ci yoon bu fekkoon peut-être am na ku leen gunge bind projet bi teg ko ci yoon mais da ngay gis ñoom dañuy ramper rek di dem di taf yëngal ba affaire am na suñu koñ koo xam ne café Touba la doon jaay mais mu jig dafa am ñu mu doon jël ay ndaw dafa dem ba bari mu jënd ay xam karaaf lañ koy xam mooy ñuy def café yi voilà di leen jox employé bu ñu demee jaay ngoon bu nit ñu ñëw verser mais affaire bi dem ba am doole mais après par la suite peut-être encadrement boobu mu amul moo tax mu daanuwaat mais fekkoon am na ko yaakaar naa ne am ku ko gunge dina dem ba taxawal benn affaire bu ma mais là aussi professeur suñu problème Sénégal mooy bugguñu seddoo c'est-à-dire que yow sa idée man lii sama xalaat la sama yëf la buggoo ko seddoo kenn bokk gis nga boo doon xool léegi ki ma Mark Zuckerberg lu mu yoree ci gën nañu ko sax ci conseil moo ne jiitewul dara instant bi c'est-à-dire que boo yoree idée xalaat dong may kenn dara da ngay xam ne yow
sànq yaa ngi wax ci affaire entrepreneur mooy lan mooy koo xam ne day mun na uti ay pexe xam na fu muy jëlee alal pour defar ay pexe yooyu mais ça veut dire gestion bi mënoo ci dara il faut nga dem jël koo xam ne c'est un gestionnaire jaay bi xamoo ci dara il faut nga dem jël koo xam ne c'est un vendeur mais loolu nag ñun suñu réew dañu bëggul séddoo on est trop dans sama yëf la wallaay sama yëf la boobu noonu suñu pertement la ndaxte booloo mooy doole te suñu gën sama professeur Papa Sane Mambay Binta dafay baax gune yi daal di xam ne ni gis nga noflaay neex na trop waaye ñi fi nekk multimilliardaire tey ci entrepreneuriat dañoo noot seen bopp noot seen bakkan duñu nelaw duñu dund noflaay jamono ji seen njaboot di dund ci seen barkeew ñàkk mooy alal boobule il faut que ñu nangu sonn boo jëlee parcours u Mbaye Sarr bu Sénégal Tour nga jël parcours u Serigne Mboup également compagnie 3S Serigne Mboup sax moom daanaka dafa juddu fekk départ mais ñi nga xamante ni dañuy tàmbalee ci jàllu picc di jël picc di jaay ba tey ci nii Lobaat Fall yaa ngi dégg li ni mel doy na référence nu maam ji li mbay Babacar Kébé Ndiouga et l'électricien le technicien de la maison Bougane Bougane journaliste technicien d'abord après mu nekk sunu papa bi Ibrahima Diagne Ben Bass yàlla na ki yàlla bari nañu kon nag xam ngeen ni ñàkk ñu repère kat Binta waxal ak sa entrepreneur yi ndaw ñi professeur boole naa leen ak yéen ñaar ngeen pelloo ko ak ñoom wax leen nii ñàkk du réer borom te il faut ñàkk balaa muy génn nag coono am te coono nag du réer Aïcha merci beaucoup développement personnel bi moom man bind naa maa ngi commencé ut projet Pape Assane utal ma financement Mambay nga teg ma ci code doo dem deer yóbbu ma bañ dem de Wadji Sarr Amadou waaw il faut lui faire un projet convaincant monsieur Sarr on l'invite ba der gi du la dal waaw ba der gi du la dal monsieur Sarr non mais il est jeune donc il a le tempérament jeune der bi daal bu mën a reetal waxal ak moom MD am na projet Mabba am na projet amanit Mambay am na projet Binta am na professeur Hasma man ak sama morom financez nous jàpp ci affaire yi mi ngi noonu mais nag ñoo ngi financé ndaxte gis nga am na ku ñu fi jotoon a invité le mercredi dernier moo di ki nga xamante ni moom moo di Fa Diallo mooy yëngu ci mbirum formé ñiy liggéey ak xale yi mooy les nourrices les nounous pour les crèches ainsi de suite avec tous les scandales qu'il y a eu ci mbirum gune yi daaw xale boobu fattoon ci crèche boobu génn àddina ren 6 wala 7 xale yi nga xamante ni dañoo génn àdduna fële ca Maguette Lo kon baax na moom financé na leen dafa leen accompagner pour lui faciliter justement la formation ci askan bi donc il finance c'est très bien il faudrait maintenant qu'il vienne nous voir n'ayez pas peur de nous duñu fàttee nañ programme invité ko Sarr waaw dañ ko invité man nag xam nga lan laa décidé su ma invité wate nit muy daw non vous savez parce que dañoo ragal damay dem jëli ko bureau waaw loolu xanaa du maa sañ mais il a pas peur maintenant nag bu ma demee ba foofu damay yóbbaale sama caméra nag ba bañ a yaa ngi ma ñëw boole la nag asaan bi loolu laay def c'est une idée ça c'est une vraie bonne idée là waaw Aïcha mi ngi noonu Mame Mbaye Ndiaye xam naa ni yaa ngi bëgg ma yeewi la yaa ngi may xool bu kañ laay dem non day fajaru nag waaw day fajaru xoolal toogaay bi bu ñu koy ñëw rek loolu mooy kañ laay dem te xam naa lima bëgg na wax ak moom téléphone Aïcha en tout cas mi ngi noonu Mame Mbaye Ndiaye ñu bàyyi la nga tàggatoo ak mbokku téléspectateur non saa su ne mbégte la mais Yacine Seck mi nga ca salle maquillage ba mi ngi fi xam nga Yacine day jékki-jékki jël yoonu boppam Aïcha alors di leen remercier Asma man may bokk ak moom plateau damay koy faral di wax sama vitamine C oh là là c'est mon cœur paasan sama bokkam lébu professeur moom mbégte la nga koy déglu et puis ma jàkkaarloo jant bi donc weer wi la mais tu as réussi à la faire bien sourire là di nuyu di jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ñu doon seetaan et puis waa Tëngéej ci maa ngi leen di nuyu compliment nag dafa neex si xol de te day dundal jigéen Passa nag dafa comprendre loolu moo tax ndaw si ngi belli maa fi génne non mais du jigéen rek ah waaw keroog am na benn sëriñ buñ ko waxee sëriñ bi yow macha allah mu ne mais xanaa xamoon ni professeur lii moo tax man mi am métissage vraiment assez compliqué maa leen mën a wax li sénégalaise rawee ñeneen ña bàkk seen góor kese nag wallaay dëgg la booy bàkk sa góor di ko moom jonge maa la wax Côte d'Ivoire est-ce que xam nga jigéenu ivoirienne yi
c'est-à-dire que bu ngeen nekkee voisin nii. waaw Modou Mbacke Thiam dina ko fi li may wax. waaw comme Binta dëkk fii Asma dëkk fii. waaw Binta doon ivoirienne Asma doon sénégalaise. jabaru ivoirien bi. ivoirienne bi. danaan jëkkër ji. si tu parles à cette sénégalaise là. dañoo ragalee mu xel ne de. sénégalaise. elle est chez toi. ouais. maison gâtée. waaw te muy dëgg. non elles ont du un truc quoi. dañoo bëri moo tax ñëpp ngéwél sax amul de jongee fi am. sa góor da nga koy bàkk mu yëg boppam. doon sa buur daal di la teral. doon naa ko loo may wax. bàkk ko ma xool doon naa ko loo may wax. Asma. Passa jëlal lépp. bàkk ko ma xool. non dama koy bàkk ci pet damay bañ nag. Binta doon naa ko loo may wax. waaw. fekk bi. Pa Assane bul ma dafa bëri indil ay kersen problème. waaw. non non bu ma indil problème. bu ma indil benn monsieur ngi problème. xool. monsieur mi ngi seetaan. kon nan bàyyi noonu. mais monsieur yi seetaan war def différence bëri nañu ah. yow bàkk ma ma xool. wax ko mu bàkk xam naa mu lay bàkk ko mu ne. nee ma surtout waa su rek ama kumbaak la daara. waaw sekk moo la sa maam. ñi lay waxee. Ibra ca ba tuuti. Ibra ca ba sedd bi nii. bala neexee ut dem fii ba jandeer maam bokk ak sunu maam astu sekk. nga ne wa. moo la way juru sunu maam sëñ Mansour si borom daara ji bala neexee ut tàllal. parce que maam ku mëndooy fii ba jandeer faa kupp ba ma neexee ut dagg. Pa Assane bee ma dee leen dara. jeeg bu mu ko téye ci poñ. boo bëggee muy génn de ko bàkk. fajar nag bàkk fajar laa lay wax. bu yeewoo rek nga xool kanam bi ñagas. chaque fajar fii dee leen dañuy xëccoo. mais après dama koy bàkk rek et puis nga xam code bi. maa la wax. code bi nga xam. acca mi ngi noonu daal kii di Mame Mbaye Ndiaye moom la ñuy yeewi mu dem. daal di recevoir kii di Rokhaya Dieng madame Cissé waaye tamit jox lenge yi Binta Ba mu doxal ñu xool tamit yër nu wàllum économie fan lañ ci toll. Yesterday at www.mikeys.com. Purchase yesterday at www.mikeys.com. ay mbay la ilaha illallah. je nierai catégoriquement la chose. yii prof boo wàccee est-ce que doo fi toog ba ngoon est-ce que doo fi yendu tamit. émission bi na fi yem. kii ma dem. foo jëm. oui prof. nekkati gune day yëngal mag. macha allah madame Cissé maa ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar bu baax a baax di leen nuyu Passa tey ma plateau bi dafa gën a macha allah professeur moom itamit sañse bi tuddee naa la ko. bonjour. bonjour di nuyu Binta Ba moom itamit gis nañu sañse bi rafet na loolu waaye dañuy jaarale nuyoo bi rek tey dañ koy teg si suñu loxo maman Aïssa Ngom Ba depuis Amo moom depuis Amo si suñu maman la ñuy jox nuyoo bi rek mu daal di koy jàllale nuyu ñoom Sabel Cissé ñoom ñëpp. xamoon naa ni Cissé dinañ si rox de. ayca mi ngi noonu monsieur Cissé nag oui ma baax na fi. monsieur Cissé gën na fi ay moromam gën fi ay maasam. sa jeeg boo ko yoree nag ci diggante daaw ba ren matut 6 mois. ñu gis belli daa fekk mu doon góor gu gën. macha allah maa wax lii. law la cat. xanaa ma ñëw. ay lay la Asma yoo xam naa monsieur Cissé mu ngi lay seetaan te nag du ñàkk nu mu am nu mu def ak yow ndax dafa baax. voilà moom daal yàlla law del xool sa téléphone. yàlla law xool sa téléphone. non garaaw man xam nga lan la. géwélu garmi laa. wallaay. xaaruma dara. waaw damay gis lu baax wax. waaw lu gën ma def foofa toj. voilà Asma yëfi daal yàlla na law ba ñun ñëpp ñu am ci turandoo. am na ku ma yónnee message léegi naan ma sa waajee ngi dee. yaa ngi koy rey dee na ba noppi suul naa ko ba déglu si waat. ayca mi ngi noonu Binta Ba économie focus sur le sommet portant justement financement des économies africaines. Et le deuxième point, ce sera l'analyse justement de l'économiste Maïssa Babou qu'on va découvrir et écouter. voilà Asma ni nga ko waxee noonu la point bi nag dafa am solo bu baax a baax moo tax ça ne doit pas passer sous silence keroog ñu ngi koy brosse mais tey dañuy ñëw baaxee leen li nga xamante ne mooy conclusion yi ginnaaw nag am na ay chefs d'État africains yoo xamante ne teewoon nañ ci boobule sommet alors moo ba fa génn daal Asma ku ci nekk di bëgg a xam ban lu muy tekki mooy DTS nag buñ ko déggee mooy droit de tirage spéciaux boo xamante ne FMI daf ko créé en 1969 mu nekk nag ay fonds yi nga xamante
ne tey le président Macky Sall bi mu demee plaidoyer yëpp dafa tourner autour de ça ngir ñu allouer ko les pays africains bu ko defee ñu vaccin bi mën a effective ñi nga xamante ne jotuñu woon seen xëy na seen loxo jotu seen ginnaaw buñ ko mën a tuddee noonu ngir ñu jotee ci vaccin yi ñu am ci mais itam ñu amal financement boo xamante ne dina tax ku ci nekk sa plan de relance nga mën a relancer sa économie ci ni nga ko bëggee asma nag ruube wuñu waaye fan yëpp duñu gis ni président Macron dafa porter benn intérêt bu baax a baax ci réewu Afrique yi fan yi rek Soudan gis nga xaalis bi nga xamante ne ñu ngi leen koy jox pour nee nañ génnee leen ci gàllankoor yi ñu nekk tey jii nag lépp li nga xamante ne génn na ci boobule sommet dañuy dem ànd ak Ndeye Khady Diouf mu dëxañul ñu ko ñu desiwaat léegi Maba ak MD bu baaxee ñu dem. talaata fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mai atum 2021 doon na bés boo xamante ne ni duñu ko fàtte mukk ci taarixu koom-koom bu réewu denduk Afrique li ko waral di lu toll ci fanweer ci ay njiitu réewu Afrique ñoom ñoo daje woon kon ci ab waxtaan wu yaatu ca Paris li doonoon bébét li mooy fexe ba jàppale dendu Afrique ci jafe-jafe yi nga xamante ne dañu koy dund kon ci wàllu koom ca daje moomee njiitu réew bu Sénégal di Macky Sall dafa rek daal di sàkku ñu jël téeméeri milliards yi nga xamante ne ni ay droits de tirage spéciaux la ñu daal di koy jagleel kon réewi Afrique yi te ñay def lu ni mel du ñenn ñu dul réew yi nga xamante ne ñoom ñoo séq kuréel gii di G20 muy xamle ne mën nañ koo jaarale kon ci daal di leen koy lebal daal di koy tàllal kon ci diir bu yaatu buñ ko war a fay bu ñu bàyyee xel ba tey kàdduy njiitu réew bu Sénégal di Macky Sall koppar googee dina mën a tax réewi Afrique yi mën a jotee daar ci ñàkku waaye it ñu daal di suqali koom-koom gi nga xamante ne ni jàngoroy coronavirus da koo nërmeel sàkkute fu président Macky Sall boobu ñi nga xamante ne ñoo di ay naataangoom dal di nañu ko rafetlu ki ci njëkk di ki leen dalal ci waxtaan woowule di Emmanuel Macron moom sax ci ndaje moomule dal dina ci fësal ne réewam di France dal dina rek pare ngir lay wàllam ca koppar googule mu dal di koy jagleel réew yi nga xamante ne dañoo nekk ci yoonu suqaliku te it France dina def kéemtalaay kàttanam ngir soññ ay partenaire am ci wàllu woowule bokk na ci réewu États-Unis ndax xamle na ne jafe na ñu jotee koppar ci institution multilatérale yu ci mel ni FMI. Aïcha ñu di ko jaajëfal bu baax a baax mu nekk résumé bu am solo baax na ñuy fàttali askan wi la fi jot a xew dellu nañ la langue yi ngir nga gën a yaatal. voilà Asma ni nga ko waxee noonu la mu nekk nag sommet boo xamante ne ñëpp ñu ngi doon prêter oreille interprétation yi nag dafa différente parce que boo gisee ñu bëri ñu ngi sax applaudir le président Macky Sall ne plaidoyer ba mu fa amal dafa am solo bu baax a baax ndaxte nag discours ba mu fa yëkkati am na solo ñeneen itam jàpp ne ba léegi rek dafa mel ni ñu ngi ci nooteelu France ndaxte bu demee ba président bu France am sañ-sañ di ñu woo ci ay économique yu mel noonu ça veut dire que ñoom itam am nañ si benn intérêt bu rëy Asma parce que jamono bii nga xamante ne li ñuy wax rek sikkim yëpp a lakkandoo bu fekkee ni ñoom bàyyi nañ seen sikkim di jéem a fay suñu sikkim ça veut dire que am na benn intérêt bu am solo boo xamante ne réew yu Afrique yi am nañ ko leneen itam loo xamante ne mën nañ ko wax mooy gis nañ président bu Côte d'Ivoire moom tamit xaw na aalu fippu comme président Macky Sall nee na leen il faut que ñu gën ñu nag xejal gën ñu may bu ko defee ñu ni tamit ñu gën a présent ci seen ay scène président Macron moom li mu leen xamal nee na xëy na France quota bi nga xamante ne am na ko dinañ moom ñoom xaw nañ favorable mais il faut mu waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoo di ay partenaire am ndax institution multilatérale yooyu dafa laaj li nga xamante ne moom moo di waxtaan bu yaa ngir rek ndaxte FMI voilà mi ngi noonu pays G20 yi daal Asma mi ngi noonu la balle est dans leur camp wala dans notre camp dinañ gën a dëggal suñu bopp wala on sera toujours sous l'emprise de la France ak yeneen réew yi mi ngi noonu en tout cas France daal emprise am war nañ naan élixir de sauvetage de rëcc waaw ñu daal di génn ci ñoom c'est-à-dire on peut pas annuler toutes les collaborations datant d'hier de la colonisation, n'est-ce pas, professeur? Mais on peut justement renouveler les choses, redéfinir les bases. Nit boo demee ba bras de fer sax boo demee ba foo nar a ëpp doole keneen ka ca des da ngay gën a dooleel sa bopp gën a am détermination pour daan ko daan bi nag du dara lu dul rek bu fekkee ni da ngay ñëw pour ñu collaborer ma gis ci sama bopp mën nañ sax def win-win 50-50 ñëpp gis seen bopp mais 80-20% bi te ñun ñoo lay jox moo xaw métti askan wi tuuti dañ gën a góorgóorlu rek xëy na ils sont en train de poser les jalons pour bien faire kenn matut nit matul Papa Assane mais dinañ góorgóorlu te dinañ yegg à bon port. dafa am solution am na de. na population sénégalaise yi étudiants yi yeeg ñun ñi keneen ak keneen
na ñuy jàngi anglais ñiy jàngi arabe ñiy jàngi espagnol na ñenn ñi jàngi russe dafa am làkk boo xam ni tant que ouverture boobu amuñu ko na sénégalais yi jàngi russe noo ko wax fii na sénégalais yi dem jàngi di làkk russe di làkk chinois di làkk anglais espagnol ak leneen gis nga Rwanda bi mu buggee pexe xam nu mu def Commonwealth la dem wax ji jeex làkk la rek problème parce que bu ñu changé làkk bi rek coow li jeex dañuy fontoo dajale sunu ay kilifa nii di leen def nii di leen baañaloo nii di leen cim te ba pare problème làkk googu ngay wax Pape Assane ak am nekk ponk bu am solo fële ca Italie da ngay gis ñoo xamante ni police italienne bi day jël ñu dégg làkk ci nit xeet gu ne bu fa ne dañ leen di mettre sous écoute pour déglu la donc il t'appelle même à dénoncer justement te say ñoñ nan la yaa dégg seen làkk li ñuy wax ni li ñuy jokkoo lan la juste par curiosité pour savoir pour avoir une main mise te nag un état averti noonu lay yëngatoo kon nag ñu góorgóorlu ñu dem si may sa baab Asma ni nga ko waxee noonu la xam nga xam nañ suñu bopp gëm suñu bopp mën suñu bopp moo ñu dese Asma ci noonu rek dañuy dem seeti may sa baabu xool moom itam nan la jàngatee la situation réew mu ne tey tëgg nga li ñuy wax plan de relance ñun Sénégal tëgg nañ ko ministre Hott wax na ko defe naa ne bi ñu ko xayma woon plan bi 7000 milliards 7500 milliards ci la tolloon xanaa nag soo ko booleeg PSE bi day dem ay 15000 milliards Sénégal nee na danañ ci def ci mbay danañ ci def ci santé bi tey defe naa danañ ci def ci affaire tourisme bi beeg hôtellerie et cetera. ñàkk yi xam nga su doon ne dañ koy jaay te dafa cher ñun suñu réew yi attanuñu ko COVAX kooku may nañu jox nañu lañ ca yellool Chine may nañu yéen tubaab bi comme que am ngeen xaalis te ñàkk bi c'est normal ndax suñu wérut doo leen wér jox leen ñu xaalis ñàkk suñu askan lu ko mooy kaar bi sax duñu leen mën a ñàkk loolu aussi defe naa ne plaidoyer bu baax. Aïcha mu nekk kaddu yu am solo ñu bàyyi la rek. waa kay Asma may sa baabu moom miin nañ ko ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal itam nanko ba ko yokko moom bi nga xamante ne moo ñu jëlal boobule élément dégg nga ko li mu wax nee na nag dañuy rafetlu moom da doon sànni xees sax may sa baabu parce que gis nga investissement sociaux ci plan Sénégal émergent moom bokk na ci ñi ko njëkk a dénoncé fii ci plateau Subatel biñ ko fi jëlee woon donc Asma voilà tey jii moom mi ngi rafetlu plaidoyer bi nga xamante ne chef de l'État amal na ko ginnaaw nag ba mu fa jógee gis nga presse bi ni ñu titré New Deal ku ci nekk daal am nga ci loo xamante ne noonu nga xalaatee ku ci nekk tamit ñu nangul la sa xalaat parce que nag réew mi ñun ñoo ko moom voilà Asma dañ koy mayonnaise ku nekk diw sa mburu voilà c'est ça le Sénégal j'espère que nag liñ fa amal rek du nekk une énième fois des promesses wala loo xamante ne l'Afrique va en pâtir mais suñu dirigeants africains yi dinañu gën a présent gën a xam seen bopp bu ko defee mën a def face justement à ces chefs d'État yi nga xamante ne nag comme bu Afrique da leen intéressé bu baax a baax. En tout cas merci beaucoup Bintaba professeur baal ma de professeur Gaston Defferre waaw loi am ba ban année la woon 1957 ñoom échéance la day am moment yoo xam ne dañuy redéfinir carte gi mooy lii yàlla nañu yàlla ubbil buntu ñu génn ci amiin yaa rabbi yoonu yokkute wala émergence ñoo ci mën a jàpp nous sommes 200 millions France nekk 65 millions li ñuy fooyee quoi oui c'est extraordinaire l'ensemble des 14 pays 14 ou 15 pays francophones waaw Aïcha mi ngi noonu am na solo kaddu gi contribution yi am na solo économie ñëpp a ci war a intéressé wu ndaxte nag bu ku làmb sa poche dajoo dara baax na nga yeew commencé xool fan ngay jëlee dara di nga ko yëg de ku làmb sa poche dajoo dara di nga ko yëg de rek baax si yow merci jërëjëf tëj nga fi dama jaaxle poche bi dafa am dara fi ñu toll non gisoo ni ma nee nii bi wax ma nee nii dëkk bi makkiwul quand même dëkk bi makkiwul de dafa wow parce que président moom wow président nee na dëkk bi makkiwul quoi non parce que bu makki woon day naat parce que président dafa am jëmm mais dafa wow dëkk bi wow man daal pour daw stress wowaale dëkk bi chaque jour 17h ba 20h damay sport mooy jàmm c'est la seule solution je dégage sama classe gi petit camp jàmm rek ngay am chaque jour ñu wax ko professeur Sànq wax na ko fi Binta à chaque fois ma ko ci entrepreneuriat ku nekk na jéem a développer sa bopp ku nekk rek na nga bay sa waar yaa xam métier booy def wala liggéey boo mënti def nga jàpp jéem a xool naka ngay avancer
dëgg la de instant yi rëcc la te pour nga rëcc faw nga wéet ak sa bopp merci professeur. merci beaucoup. Aïcha moom Hadj Mansour Diop dafay ñëw borom le député du peuple tantôt selon certains et selon moi d'ailleurs mon futur époux je suis sa 3e future femme mi ngi noonu Aïcha na dikk ñu toog yaatal waxtaan gi 4e laay nekk paasan loo may dindu 4e nii loo ma ci buntu ba di xaar Mansour léegi nii jóoba jubba ñoom màkka surtout la ko jor Jóob nga ne kenn du ma yàqal Purchase a list today at www.mykeys.com. Purchase a list today at www.mykeys.com. Aïcha mi ngi noonu waaw bu ñuy jox ma bokk na ma ne ak a neex nii la jóoba jubba moi aussi je t'aime dafa am ku muy ñaawal fii nag dafa am ku ko rëccoon kan la mu bëgg a fayu xam nga yéen góor yi da ngeen mën lool kan moo ko rëcc naa xoolal rek ku fi rëcc ku fi am jëkkër ku fi am jëkkër madame Cissé yow leeraayu fajar nga lu temps bi gën a dox muy gën ni nañ nga ne ma safaanoo ak leeraayu tàkkusaan lu temps bi gën a dox muy gën a ñuul yaa xàll sama yoon neexal sama dund yaa sukkal samay nokk tax sama xol di dal ndànk je t'adore boobu nii yoo Asma dégg nga li ma doon wax je t'aime bala man de yaay sama tool la ma doon wax saa bi ma xëyee di arrosé fleur yi di meññ kan ma wax sama yaa war waa xam nga tool nag jant bi da koy tiim pour muy dox bu tool waree jant bi dikk dañuy amaat yaakaar c'est ça te muy dëgg moom sama tool la woon mu jëmbat sama gàncax yaakaar nga am mbayal gu baax mu gooyal sama gàncax ba sama récolte tax maa doon ndóol récolte bi tax na mu doon ndóol mu jafandu ci naaj bi ko teraloon suturaal ko waaw ba ma jafandu ci moom waaw yaay dundal sama gàncax yaay leeral samay bët waaw yaay sama raison d'être yaay tax ma xam valeuru dund nekkate ak existence su jigéen ci kaw suuf maa la wax loolu la maam Adama waxoon maam Awa te bindkat bi dafa wax ni law laa wujudul aks lama kaana lil maanan boo laalul kii laal kii doo xam valeur kii bi ma ñemee ñam ña ca des ak borom gàncax yi yooyu ñam la laa soog a xam dëgg jant baa ngooku nag ay ca di neex na de ba asa nag bu ñu doxaanee ni sa doom allahumma salli ala sayyidina muhammadin bi nga may rek xal bi jeex na wala bëggatu la defal ma émission ay ca yéen ñaar ñooñu laay pelloo ndaxte dama di jéegu puso damaa mën defaraat te dara war fee ñaaw ndax xaju fi mosu fee ñaaw itam yow place jàmm naan dara mën fee ñaaw xaj yow man xanaa xamoo ni sama profil dama war a mën a wujjee ba te bëgguma wujjee ku ma wujjeel dootoo ko defati madame Cissé noo def yaa ngi nii rek sant nañ naatal plateau bi ku ne xam nga kala man danga koo waxut tey ngew de laa indi neexu ne ay ca avocat la ñuy waxtaanee day belliloo jigéen di faj góor ngeen war ko pelloo yéen a moom antenne bi maa ngi mënuñu dëggoo lu yàgg de pelloo leen ko kon ay ca bopp mi ngi noonu Asma comme ni nga ko waxee avocat nag mu nekk fruit boo xamante ne dafa neex fruit boo xamante ne ñëpp dañ koy xaar saa su nekk rek période am nit ñi dañuy yàkkamti mu am ndaxte non seulement dafa neex a lekk mais aussi dafa riche en vitamine li ci nekk dafa bëri lool te ñun ñu umpale ko moo tax saa su nekk rek dañuy doxantu xool table marché yi xool table mbedd yi xool li nga xamante ne moom mooy produit indispensable yi ñu war a mën a consommer quotidiennement yi nga xamante ne tout le temps dañ ko war di ko jënd boole ko ci suñu ration alimentaire fruits et légumes wax nag waaye fruit yi daf cee bokk ba tax na bu ñu rombee rek dañoo war a xool fruit bi nga xamante ne moom la ñu sentir ñu war cee mën a defar lu bëree bëri tey nag avocat la ñu indi bu fekkente ne MDC bon ñu daal di déglu récit bi nga xamante ne Binta Ba moo ñu ko defaral ñu dellu si avocat nag mi ngi jóge ci mot aquacante nekk mot espagnol fruit boobu nag mi ngi fekk baax fële ca réew bu Mexique loolu nag waral réew mi moo jël raw gàddu ci wàllum production mondiale 30% de la production foofu lay jóge ca Mexique yemu ci ndax réew mi moo jiitu ci exportation waaye itam ci consommation avocat ci atum 1990 ñi faral di jëfandikoo avocat bari ci àddina bi bu ñu demee nag di
xool lan mooy baaxu boobu les fruits mën nañ jàpp ni avocat baax na lool ci ñi nga xamante ne dañu am ay jafe-jafe ci wàllum gis maanaam bët. avocat baax na itam ci ñi nga xamante ne bu ñu bëggee nelaw dafay jafe lool ci ñoom waaye itam yemu ci baax na ci jàngoro bu ci mel ni cancer rawatina cancer de la prostate. avocat baax na itam ci góor ñi nga xamante ne dañuy am tolof-tolof ci seen wàllu néegu sëy ndax vitamine E bi nga xamante ne am na ko. leneen itam loo xamante ne avocat mën na ci dara mooy digestion bu gaaw ndax fibre soluble ak insoluble yi nga xamante ne avocat am na ko. Aïcha mi ngi noonu avocat am na njeexital yu baax lu bëri ci dundinu doomu aadama lawet gee tax nit ñi ñemewuñu ko ñu bëri nee nañ dañ koy xaw seexlu surtout ci Sénégal fii waaye baax na lool te dégg naa day faj cancer. li muy faj dafa bëri asma xamoo ci dara sax comme ni nga koy waxee nii lewet boobu mu lewet noonu la neexee am na ñoo xamante ne nee nañ bi ñu koy lekk comme beurre duñu bëgg mu gaaw a jeex rawatina nag période bi nga xamante ne am na ndaxte dañuy wax saison période bi muy am octobre lay am ba avril donc mën nga jàpp ni mën nañu am avocat yu neex yu ñor yi mun bu ñu rombee ville bu ñu demee Santinière yi dañuy gis ne fa lañ koy jaayee lu ci ëpp daal di koy tasaare ci gox-goxaat yi ñi nga xamante ne ñoom tàmm nañ ko di ko jënd duñ ko bàyyi benn yoon mais nag conservation bi aussi il faut ñu ciy bàyyi xel parce que nekk na fruit boo xam ne non seulement daf bu xësee ba ñor rek ñor na moo tax boo koy jënd da ngay fexe jënd bi nga xamante ne ñoragul noonu paasan da ngay jënd boo xam dafa xaw a dafa vert bu xaw a ñor bi rek boo ko lambee mu xaw a dëgër tuuti comme ça boo ko tegee 2 jours mën na ñor nga daal di koy consommer bu la ni nga koy consommer nag yow yaay tànn sa bu la neex bu la neexee nga def ci ay salade yu neex bu la neexee aussi mën nga ci mixer sa ay jus ndax boo jëlee benn recette nga jël def avocat nga def ci tuuti meew nga daal di koy mixer da ngay am jus bu neex bu fekkente ne aussi da nga ko bëgg a def comme beurre mu nga ko def mu gën a serré mel ne comme beurre donc ça dépend ci yow naka nga koy bëgg a consommer avocat na dafa nekk fruit boo xam ne bokkul comme yeneen fruits yi parce que nee nañ fruits yi ñoom dafa riche en sucre mais moom dafa riche en li nga xamante ne moom mooy huile looloo tax mu xaw a mel ne lu am graisse noonu moo tax mu am ferñeent boobu nga xamante ne moom moo ci nekk plante bi nag bu ngeen ko bëggee mën ngeen koo jëmbat après Mansour dina ñëw ak yéen ci loolu mais aussi baax na ci aussi jigéen ndax li muy def ci jigéen dafa bëri bu fekkente ne aussi da nga am ay problème cutané da nga am ay problème de peau ay boutons yooyu di la sonal sa kanam wala sa yaram donc am nga ci remède bu fekkee da nga bëgg a defar masque aussi avocat mën nga ko am dañuy fàttali ne produit cosmétique am na ci yu bëri yoo xamante ne am na ko am na huile am na essence am na lait de corps am na sax ay savon yoo xamante ne à base d'avocat la mais aussi am na li nga xamante ne moom mooy masque bi bu fekkee da nga ko bëgg da ngay jël moitié avocat nga daal di ciy def benn cuillère huile d'olive nga daal di def benn citron benn xaaju citron ba pare def tuuti miel def ko sa masque da ngay jox kanam gu rafet daf lay rajeunir loo bu baax a baax avocat nag kenn du ci sànni dara doom bi baax na xoox bi baax na waaye tamit garab bi baax na Mansour. wax nga dëgg de avocat lu am solo la. damay digal jigéen ñi nga xamante ni bii. am nañu seen âge. yéen te bëgg a nekk ay dóorkatuwaar ay promotrices yoo xam dañuy liggéey. am utiliser mooy entreprise. di defar ay jus di defar ay savon di defar ay diw. di defar ay gamme de kii nu ngeen koy woowee ni ñuy diw ci kanam gommage. waxaya tudd na ko sànq junj na ko dama lay waxal fukk yoo xam ni dafa nekk ci avocat nit ki mun na ci di liggéey di dóor waar. comme day léegi. dama jaxase émission moom kii yam nu mu tudd. astuce dama koy boole ak dóor waar. ñoom ñaar ñu ànd léegi sujet bi muy laal boobu lay laal. xanaa maa la bëgg. waaw xam naa loolu lambaay ngi bëgg ñaaw na de. booy lekk yéen ñi nga xam da ngeen di lekk yéen ñi nga xam da ngeen di lekk mu yeex a rees. fexe li am constipation. day tax nga gaaw digérer. day tax nga gaaw a digérer moom avocat nekkul nag nga dem jënd benn kilo bu 2000 wala nga dem jënd loolu ku nekk mën na ko mais nga xool. jigéen ñi nga xam dañu koy defar bu sell def ko ci ay bocal di ko jaay 500 1000 francs yow da ngay am defar bu sell bien conservé parce que amoo temps bi yàgg sa njaboot mais ci ki ngay jënd aussi di nga ko jàppandalal ci mu dundal entreprise am. donc avocat mun na am rôle bu am solo bu muy joué ci jigéen ñi nga xam dañuy jéem a dóor waar avocat bokk na ci njëriñam aussi yaa ko wax sànq dafay baaxal peau. dafay tax nit ki yaramam dafay ratax. bokk na itam ci njariñam dafay wàññi cholestérol. ok suukar bi nga xam ni moo nekk ci yaramu nit
di ko sababal ay diabète ak yu mel noonu moom daf koy dindi. kon loolu dina am solo Baye Assane di ko man di consommer alors bu fekkee yow muy man du ñu am temps chaque jour ñu am accès ci avocat. te avocat dañ ko wax di consommer tout le temps parce que li ñuy lekk ceeb suukar diwlin yëpp daf ñuy indi xeetu tawat yooyu nga xam ni barki démb le 17. ñu ngi màggal bis bi ñu jagleel hypertension artérielle. nga xamante ni bii ay AVC. ay insuffisance rénale insuffisance cardiaque. nga xam li koy sabab nee na ñu li ci ëpp alimentation bi la. donc bu ñu amee xeetu produit yoo xam dinay wàññi cholestérol bi nekk ci suñu yaram bu ñu lekkee ba noppi. lu am solo la avocat la donc jigéen ñi nga xam dañu ci yëngatu di ko defar di ko jaay. nañ ci gën a góorgóorlu te véhiculer message bi ñu comprendre nit ñi ni li ñuy lekk lu am solo la. bokk na itam ci moom avocat ba tey maa ngi ciy tudd ci AVC ak yu mel noonu. donc moom mooy 4e point bi nga xam ne avocat daf koy dindi muy matière grasse boobu nga xam dafay nekk ci lekk yi ñuy lekk alors ma ñëw ci 5e bi ci solo si nga xamante ni bi avocat am na ko moo carotte ñoo yam. waaw moo carotte dañu bokk ay njëriñ yu bëri ci li nga xam ni moo tënku ci dund ni doomu aadama ndax dafa am moom carotte lu bëri ci li ñuy wax carothéonite. carothéonite muy benn xeetu acide boo xamante ni bi dafa am solo ci bien-être doomu aadama dafay leeral itam gis-gis. waaw carotte day leeral gis-gis. mais mook avocat ñoom tolloo même doole ci solo soos nga xam ne am nañ ko muy leeral bëtu nit. alors avocat ba tey Baye Assane. dafay anti cancer la day tax doo cancer. nee nañu nag ci wàllu xam-xam amaguñu étude buy firndeel ni. ki koy lekk du am cancer. mais ci ñi doon gëstu itam gisuñu le contraire. ok kon mun nañu doyloo ñi wax ni. dafay waajal nit ki ba du gaaw a am cancer. avocat am na vitamine C am na vitamine E. waaw am na itam vitamine K. te loolu la ñuy am diabète di wut. loolu la ñuy am diabète di wut parce que mooy wàññi. suukar si ci ñoom. donc képp koo gis mu am vitamine K mu am diabète dañu koy digal ci alimentation boo xam ne dafay am. vitamine K. avocat nag dafa bëri les vitamines boobu. kon dafa baax ci jàppale ko am diabète. wax naa anti cancer. dafa am li ñuy wax magnésium. dafa am potassium. dafa am yeneen vitamines yu bokkul ak même vitamine K bi ma wax. nekkati avocat du ci tribunal ba rek la ba ci fruit daa mën anti inflammatoire naturel. sérieux waaw sérieux. sa kanam bu néewee wala dara waaw kay antibiotique la. ayca donc en tout cas muy fukki yi nga xamante ni moom laa leen dëxëñal ci benn gëstu boo xam ni Jean-Baptiste Giraud moo ko def. jëmale ko ci avocat. léegi nag yooyu asma mën na ñaax jigéen ñi. ñuy jënd avocat di ko dagg. di ko jaay ci façon bu sell. ngir nit ñi ginnaaw bu ñu comprendre ni dafa baax ci seen santé. très bien xanaa asma salade sama xel ngi ci salade la petite salade d'entrée sama xel ngi. moom tubaab la nasaraan si da kaa colonisé ba mu mere nasaraan si loola ko daal. mais alors la question à poser pour édifier ñu bëri. avocat fruit la wala légume parce que ñu bëri xamuñu quoi. fruit la très bien voilà bon fruit. voilà ñu bëri dañuy foog ni légume la. moom ak tomate ñoo yem. tomate fruit la légume la. Ibrahima mooy fruit bi gën a yomb jiw. ban ci avocat. mu gën a yomb jiw pour am ko sa kër. boo ko lekkee ba noppi xoox bu ngand bi ne ci digg bi jëlal sa ñaari kii. cure-dent. nga jam ko ci jël benn kaasu ndox teg ko ci dugal ko ci non man bu ma gisee internet. du ma ko wax télé fii ak pratiqué wu ma ko. donc bi ma ko gisee man dama ko pratiqué sama kër. l'expérience. ba mu sax ba reen yi génn. ma jëlee ko Dakar yóbbu ko sama kër ngexoox jëmbat ko implante ko mu màgg. très bien je pense que vous êtes très complémentaires il serait temps de vous associer même si vous ne pouvez plus vous allier n'est-ce pas. ba pare ngay surveiller xam na. ah non man ci el bi laay toog dara frégew ma ñeente may sa doom. ayca mi ngi noonu Rokhaya Dieng madame Cissé dafa mel ni li ngeen pelloo dafa am solo. askan bi mën see jël ay leçons yu bëri. avocat personnellement moi c'est mon fruit préféré. j'en raffole. mi ngi noonu moom mooy 11e fruit bi nga xamante ne moom la ñu gën a consommer avocat bari nga ci ay moroom ñu ko bëgg comme sànq wax nga ko nee nañ avocat mook amande